aywa Chérif mi si ñetti abdu yi dañ koy tàmbalee ak yéenekaay di l'Observateur. jërëjëf soxna Fatou ni nga ko waxee noonu journal l'Observateur ñëwaat ci investiture yi dafa mel ni laal naa lu ma warul laal. waaw mu ngoog muy kon jëm rek ci investiture yi rawatina majorité présidentielle bi fippukat yi ñi nga xamante ni kon danoo ber seen yoonu bopp. am seen liste ca Kolda Mame Boye Diao a ngi nii moom nee na lu mu ci góobee gar ko kenn du ko teree dem. Mary Teuw Niane it loolu la wax. jàpp ni rek préoccupation amul lenn lu ko gën a yitte lu dul askan wi Alpha Bayla Guèye kii nag moom moo jiite OFOR wàllu ndox mi ngeen fi doon wax sànq. moom ci Mermoz Sacré-Cœur parti socialiste rek moom it ber na listam ngir jàmmaarloo fa ak kii di Zator Mbaye président nag mi ngi ñàngal xam naa gars yi buñ ko defut bu saagoon ku ci perte moom da nga ñàkk sa poste. ñii moom ay kàngam lan mais demun ci xare bi. mu tuddee ko kon stratégie risquée des ténors déserteurs maanaam ñi nga xamante ni kon sampun seen dënd gis nga ko Abdou Mbaye fii ci Ndakaaru te chef de parti la Malick Gakou ca Guédiawaye dafa mel ni moom it daw na fa bataille ba ak tamit kii di Déthié Fall moom it ca Saint-Louis ba ci soxna Aïda Mbodj ca Bambey ku ci nekk da nga samp say ñoñ Fatick ba léegi nag wàllu taar ku ne xam ne ni ñii xamee nañ leen ci wàllu bu baax a baax gis nga ko muy soxna Aïdara mi gis nga ko Adja Diallo ba ci Yaaw mi sun naataango bi journal bi nag daf na gëstu ci ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo doon défilé dafa mel ni jamono ji nag jafe-jafe am na li ko waral mooy xëy na podium yeeg lépp loo xam daal mi ngi ci wàllu loolu ñu waxee ci lii soxal na Malick Thiandoum baax a baax muy tournoi bu CEDEAO dafa mel ni kon Sénégal ak Niger ñoom ñoo war a daje kon ci final bi Malick dina ci ñëwaat ci kanam lii nag mbiri xew-xew jamono booy waxaat ci kanam une l'Observateur di nga ñu ko faram fàcceel. Très bien. dépôt liste yi oui gis nga ko enquête ba léegi rek ak tamit l'heure des mécomptes maanaam ban déposé ba pare nag fan la mbir yi toll journal bi daal dina ci ñëwaat ak ñi nga xamante ni xëy na ay chef de parti lan waaw ñoom ñii nag à part Sonko kenn bokkul ci mbir yi Sonko xanaa ci Ziguinchor sinon Malem président Macky Sall moom mënut a bokk Khalifa Sall ba ci Abdoulaye Wade gis nga ko noonu choix douloureux la ko tuddee bu Macky Sall Lamine Ba bu PDS tamit ak Sadikh Top bu Pastef ku ci nekk yëkkati nga ay kaddu daal di rek wax fan lan toll ci li nga xamante ni kon Fatick mooy investiture yi aywa ñu dem ci beneen yéenekaay kaay gis nga ko noonu muy Le Quotidien ak tamit Barthélémy Diaz gis ginnaaw rek bi ñu ko investir ci Yewwi Askan Wi moom Barthélémy Diaz nag entre deux recours la ko daal di tuddee gis nga ko noonu Pastef Mermoz moom dafa jàpp ni moom Barthélémy Diaz dafa déposer liste parallèle ba tax na ko mbiram Ndiaga Diouf it gis nga ko en appel fukki fan la ci weeru novembre mu mel ni xëy na foofu tamit jafe-jafe daal na fa am docteur Alpha Sall a ngi nii kon ci wàllu pass sanitaire bi nee na daal nun ko teel a defee daal ci la gënee moom mi nga xamante ni moo jiite Institut Pasteur waa Descos it ñi ngi raxas Corniche Ndakaaru ndax xar kanam bi li ko waral mooy panneau publicitaire yi nin fi nekkee woon di lëmbe ñaawal ba tax na kon daaneel nañ yëpp aywa Le Soleil ci mu gaaw dossiers yi ba léegi ak candidature yi procédure yi nga xamante ni moom lañ war a topp ngir rek régler tamit wàllu contentieux journal Le Soleil di quotidien national Fatick daal dañuy ñëwaat bu baax a baax ngir képp koo xamante daal bëgg ngaa xam fan ngay jaar ba tamit ab cour d'appel ak inéligibilité candidat yi liste yu ñàkk ko xam tamit journal bi daal dina ci ñëwaat bi ci topp gis nga ko noonu bi lu am solo la nag muy libération gis nga ko noonu wàllu ndox mi grave pénurie boo xamante daal quartier yu bëri laa la leen fii ci Ndakaaru Thiès ba ca Kébémer usine KMS 3 muy Kër Massar 3 bi dafa mel ni dafa arrêté bët ki dem moo njaay la ko njiitu réew mi daal di daloo bu toll ci 290 milliards ñu def ko ci bu taxawee na kon tiitaange day dem ci la xewoon ci atum 2013 ba ab moom Macky Sall wàcc factory militaire ba ñu dem ci beneen ba ca toppit gis nga ko noonu ngi noonu la tribune ngi noonu Ziguinchor Dakar Kaolack Saint-Louis Thiès ba ca Jolof sama dëkk ba gis nga ko noonu benn bokk yaakaar en danger ndax liste parallèle yi Fatick Barthélémy Diaz it gis nga ko dans lay di sukaloon ci gutta la nar a nekk ñu dem ci beneen ci beneen gis nga ko noonu muy le code Walf Quotidien ba léegi ak candidature ca Ziguinchor Ousmane Sonko aussi dafa mel dafa waral na topp ci paaw Macky Sall waaw Macky Sall xam moom rek moo fi président boo xamante ni xëy na nekkoon nga fi maire moom it fële ca gis nga ko noonu fële ca Fatick Ablaye Wade moom gis nga ko noonu wàllu xëy na mën naa ñëw it wàllu si waa wàllu bi nga xamante ni kon waa PDS ñoo ko jëte ak transition bi mel ni CEDEAO kon daf bu joxoon chance kii di colonel Doumbouya xëy na dina gën ab laaj na rek boo xamante ni samp na ko bu ko defee kon mu wane li mu mën moom colonel Doumbouya samp na gouvernement ma ngay doxal fële les échos ba léegi rek ci passation des marchés yu ni mel dafa mel ni Ablaye Sow mi ministre bi dénk wàllu dëkkuwaay bi tamit gars yi ñi ngi ko bëgg a freiné ndax rek doonoo jàpp ni daal la muy doxalee ngir joxe marché yi baaxul rawatina ay matériel de construction yoo xamante ne mi ngi ko jox ay chef religieux fële ca Kaffrine Yewwi Askan Wi beneen titre bi gis nga ko noonu kon tasaaroo na fii ci Ndakaaru ba tax na taxawu Dakar ba ci sax Pastef am nay jafe-jafe ci quartier yu bëri comme ni ko journal bi daal di waxee
aywa las. Barthélémy Diaz ak longuette yi mi ngi nuy gis nga ko ci las Fatick gis nga ko doon koo convoqué nag ci cour d'appel. même titre lañ gis ci lay si kolon waaw dañu reprendre moo boo xamante ni maître Khoureyssi Ba di avocat moom moo ko wax ba tax na journaux yu bëri sax ils ont repris kon la phrase de l'avocat de Barthélémy Diaz maître Khoureyssi Ba. Vox Populi. Vox Populi ba léegi gis nga ko doon Barthélémy Diaz candidature am ci mbiram Ndiaga Diouf coïncidence bi nag troublante na maanaam nim fekkante daal xaw na doy waar ndax fukki fan la ci weeru novembre bi moom Barthélémy Diaz kon danañ ko déglu fële ci cour d'appel ginnaaw bi ñu ko daanee woon après moom bëggoon ñu attewaat ko ak dossier bi tam journal daal di ñëwaat politique da cee rax ba tax na mu daal di ci def gëstu bu am solo. surtout wàllu njàngee may njàngale mi sa école ba Mariama ba dafa mel ni kon bu doon compétition daal école privée catholique bi ñoo ëpp leen fa yabal ci ay ndongo daara ndax gis nga ko yóbbu nañ ñaar fukk ak ñeent école publique benn école publique baa ngi naax saay de nañ ci wax ndax Mbougar Sarr mii tamit école publique la jógee donc école publique ba nañ ko sauver balaa muy kii ñun ñi fi nekk ñëpp amuñu woon suñuy wajur amuñu woon lan ñu yóbboon ci école privée voilà gis nga ko Sonko ngi ni moom it day saisir justice ci la xew fa li nga xamante ni kon mooy waaj a dem traître ba fële ca Maadam. Le témoin ak dossier boo xamante ni def na ko tamit muy Mali boo sagunul daal daanaka Brésil la ko tudde loo xamante ni jege na Sénégal te wàllu ñàkk kaaraange ak lépp loo xamante ne ma ngi fa bu tàkkee Sénégal mën na cee bañ a mucc ba tax na kon le témoin daal di ci def dossier bu am solo fàcc. aywa Sud Quotidien liste yi ni mu baree mu tuddee ko nag ci biir majorité bi Benno Bokk Yaakaar ndax dafay nekk en danger. loolu nag la gëstu la def journal bi di Sud Quotidien ñëwaat également ci. de cour d'appel bi nga xamante ne troisième chambre am war naa kon déglu kii di Barthélémy Diaz attewaat ko jëm ci mbiram Ndiaga Diouf. aywa tàggat yaram ak record. waaw Kalidou Koulibaly. waaw Napoli waaw surtout Napoli dëkk ba gis nga ko noonu Europa League 4e journée Napoli kon ñoom it ñu ngay def lu am solo moom Kalidou Koulibaly mi gis nga takk brassard bi. ca Italie tamit noonu Napoli ma ngi ñuy fàttali jamonoy Maradona ba tax na am nañu yaakaar ni sax xëy na ñu jël lii di foofa championnat bi fi ca Italie bu amee nag dana delloo ndukkal Maradona. stade gis nga ko noonu jëm kon ci Ligue des Champions gis nga ko ay Casillas ak Navas ak Neuer ak gars yi gis nga leen muy joueurs yi nga xamante ne ay gardiens de but lan ces grands gardiens domptés par Sadio Mané ñoom ku ci nekk daal Sadio Mané am na bii nag moo ci gën a rafet Neymar bi yéen a ngi fàttali ba mu ko wëlbatee cas bal bi mu daal di dugg ñu ngi nii photo baa ngi nii waaw jërëjëf ci commentaire bi ñu jeexalee ak non sunu lamb gis nga ko noonu dafa mel ni Bombardier ñëwaat na nag ginnaaw kon épisode Malick waa ji nag mënu ma wax turam jeune premier rien ab polonais ba donc mi ngi ñëw ngir fête rek 30 ans lamb yi xëy na mook Balla Gaye kon buñ dajee ndax buñ fàttali ni 1992 kon ci CNG bi ci lañ ko créé woon ci Alioune Sarr Malick juumu ma de noonu la mu ne waaw Malick xaw si non yow maa ngi jégalu président des sages damaa tuub. les batteries sont low Chérif c'est la dernière de la semaine mais c'est pas grave. dama foogoon ne Pudzianov si nga ma doon laaj. non romb naa Pudzianov ba ñëw ci kii bi quoi 30 ans CNG bi lamb ji. waaw fanweeri ati lamb. voilà muy lu am solo. très bien merci beaucoup Chérif. waaw jërëjëf ci kanam tuuti ñu gën a faram-fàcce et puis Malick ak ci commenté bi l'affaire Barthélémy Diaz et puis li ñu bëri jàpp nee ñu politique quand même. xel dafa teey ni est-ce que politique raxul ci biir. waaw xel mën na tey ndaxte bu ñu jógee ci ay wote Barth daal di déposer li nga xam ne moo di candidature am ci wàllu wote yi jëm ci Ndakaaru ñu daal di xëy ni convoqué nañ ko loolu mën na tey xel mën nañu xalaat ni politique moom moo ko lal ci fàttali rek Barth li nga xam ne moom lañ koy toppee mooy Assane Diouf mi nga xam ne rayoon nañ ko ca mairie Ndiaga Diouf ca mairie Sicap Mermoz loolu septembre 2011 la woon bañ ko attee en première instance tëjoon nañ ko ñaari at yu nga xam ne juróom-benn yi la waroon a tëdd waaye moom d'accordul woon ci verdict boobu la nga xam ne moom lañ teg ci ndoddam également mooy dóor nit ba mu dee beneen bi ci des mooy dóor nit ba gaañ ko ci tayeef beneen ba ca des mooy yor ngànnaay te amuloo ca ndigal wala bokk këyit gu lay permettre nga mën ko yor ak dajaloo bu nga xamante ni nii teguwul ci yoon loolu la ñu ngàdd ci loosam yaakaar naa ne nag bu ñu toogee ba wote jub si ñu convoqué ko xel mën na tey ni politique rax na ci biir. Très bien Marcel est-ce que mënul quand même bouleverser un peu agenda peut-être bi nga xam ne tegoon na ko pour les locales parce que quand même gis nañu engouement motivation bi nga xam ne demee woon na ci aussi Barthélémy. On peut dire que actuellement moom mooy cheval de bataille de Dakar parce que
que amatul dara lu ñuy prouvé au niveau de Mermoz Sacré-Cœur. Donc loolu mooy prochaine étape bi nga xamante ne moom la am comme objectif. en termes politiques. muy lu am solo ci pour moom mu ne rejoindre un petit peu aussi Malick Thiandoum ci wàllu boobu. on se pose des questions quand même. Si maintenant agenda bi c'était défini avant. ñu xaar ba léegi door ko wax day tay xel. Maintenant bu fekkee ne noonu la demee woon tamit. on n'est pas contre que la justice fasse son travail. Mais c'est un petit peu ça nous pousse à nous poser des questions. Quand même et puis 2011 septembre Chérif Dia moo ci nekkoon donc toutes les images Chérif. moom moo fa nekkoon donc. du wuy jiwaale sax moo doon feeñaale image d'archive yëpp Marcel Chérif moo ci nekk parce que Chérif il a été témoin des faits. non témoin la il a été témoin des faits. Déjà à l'enquête préliminaire fële ci sûreté urbaine dem naa wuy ji fa donc après aussi juge d'instruction premier cabinet ba Mao Sémou Diouf moo fi nekkoon à l'époque donc déglu nañu la ma xamoon wax naa ko à l'époque mais bu ñu ñëwee quand même ci dans cette affaire là il faut rappeler que c'est Barthélémy Diaz moo interjeté woon appel bu ñu attewaat ko voilà pour ñu seetal dana on a renvoyé l'affaire plusieurs fois xëy na comme nañ ko waxee fii mu tombeek nag c'est vrai qu'il y a des risques yoo xamante ne bis buñ ko condamné éligibilité am mën nañ ko remettre en question mais comme ni ko je pense que am na benn journal bu ko politique aussi mën nañ cee rax parce que Barthélémy Diaz aussi bu leen fàttali ni bi mu nekkee en détention préventive Macky Sall mi bi ñu ko falee boobu à l'époque son papa di Jean-Paul Diaz mi ngi woon ci Macky 2012 Macky mi bokkoon na ci ñi njëkk ka ñoom Barthélémy Diaz di ànd ak à l'époque Barthélémy Diaz ci lim def sax ci mooy li fa xewoon parce que ne nervi yi woon a prendre assaut li nga xamante ni mooy mairie bi ñu ko falee tamit ñu daal di koy libéré buñ ko atteeguñ ko woon loolu dafa jot fekk mu deux fois def 6 mois bi ñu koy investi ci liste yi tamit à l'époque en tant que député moom Barthélémy Diaz il était déjà en prison bi mu génnee ci la nekk député à l'Assemblée nationale bi mu amee jafe-jafe ak Macky Sall nag ci lañ sulliwaat dossier bi attewaat ko donc en 2017 kon lañ ko condamné woon en première instance en février donc boo xoolee ci 4 ans dossier bi di kii ñuy renvoyé et cetera loolu aussi problème bu xool ma justice sénégalaise foofu la ñu waxee ni des fois aussi taxawaayam nit ñi dañ koy doyluwaat parce que boo xoolee ku mel ni Khalifa Sall atte nañ ko fi en première instance ba cassation ba lépp mat ci diir bu gàtt ku mel ni Barthélémy Diaz tamit dossier bi nga xamante ni 4 ans ñuy doog indiwaat affaire u appel donc mooy wan ni justice sénégalaise taxawaayam lu am solo la on verra ba xam le 10 fan la wan li mu jukki gëtam buñ fàtt ni aussi waroon naa ndàmpaay kii di njabootu njagadu ci 25 millions de francs mais loolu mënul am tant que vidéo dossier bi merci beaucoup ñu fàtt ni dem Sénégal ba léegi amul doyen des juges d'instruction waaw c'est leeral bi am na parce que doyen bi dëdd woon na merci beaucoup Chérif Dia ñu wéyal info du matin